dellu si waat ci plateau wu Tok Tok Sénégal di dalal imam Birame Pouye imam salaamualeykum. aleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu Boubacar Diallo di la nuyu di la ziar ci àjjuma ji di wax amaan nañu kontaate ak mbégte daje ak yow fii ci Tok Tok Sénégal si suñu rubrique settantal. suñu waxtaan dafa jëm ci immigration wala immigration clandestine xale yi nga xam ni dañuy jël géej gi imam bu ñu ko xoolee ci angle diine xale yi dañoo perte espoir noonu nga ko tuddee pour lan nga yaakaar ni xale yi dañoo perte espoir. ok dañu wax ni pourquoi tant de désespoir lan moo waral nit ñi ñàkk yaakaar parce que désespoir mooy ñàkk yaakaar espoir mooy yaakaar yenn saa yi yaakaar bu tas yenn saa yi xaarandi bu yàgg wala boog am ay mbir yooyu xool nga xam ni fi mu jëm du kër. dafa am benn waay ci boo xool boo ko imagé benn waay bu nu laaj Boubacar Diallo lu tax nga bëgg a dugg ci géej gi moom mu ne moom mool la waaye maamam ak baayam bi nekkoon mool ñu ne woon ci koñ bi ñooy ñëw di ko xaar ci tefes géej gi di ko ñaan jën mu ne kon moom bu ëllëgee dans 15 ans dans 20 ans dafa nar a ñaani jën ay sëtam yoo xam juddooguñu. Donc il a fait une lecture globale de son trajet de vie gis fi benn yaakaar mu ne dem géej gis naa kuy dem géej ba nekk mag toog ci géej gi di xaar jën boobu du jóge ci benn sëtam boo xamante ni moom moo ko yar. moo am doole xale moo am doole dem géej. voilà ba pare kooku di ko ñaan jën amul kër amul dara. donc moom ma def lecture am ni kii de fii moom du yoon bu baax bi wala boog du yoon bu gën bi ci moom nu mu jàppee mbir. Pourquoi tant de désespoir Boubacar li ñu mënoon ci immigration clandestine te daan ci ñëw ci ay chiffres après on va faire la situation mooy liñ ci mënoon mooy ay nit ñoo xamante ni daanaka li ëpp jànguñu woon ay nit ñu amoon métier nañu am yaakaar ne bu ñu demee daan fa wut liggéey boo xamante ni liggéey loxo la mais malheureusement dañu gis léegi les rares personnes yi si xawoon mucc mooy entre griffes ñuy wax les intellectuels muy ay étudiants wa ñooñu ñoo commencé bokk ci géej gi ñun mosul woon gis ñu commencé si jigéen daan na dem immigration mais jigéen ñi dañ xawoon ragal donc ñoom dañ doon préféré wut li nga xamante ne moom mooy billet voyage ñu commencé nañ gis si ndox mi xale dañ ko doon sàmm di ko aar xale yooyu ñuy gis ñu ngi ci biir géej gi ñu gis ay mag yu màgg yoo xam retraité leen sax ñu ngi ci biir géej gi kon képp koo xalaat mu am bakkan rek daanaka bakkanam googu jaral nag ak yaakaar gu tas fa mu nekk wuti yaakaar faneen fu mu jëm ngir yaakaar ni foofu moom moo gën donc kon mu nekkoon situation boo xamante ni lan moo ko waral daan ci ñëw yaa ngi posé ay questions mais li nga xam Boubacar li leer mooy Sénégal gi ñu yeewoo on est environ 16 millions ci 16 millions yi fi yeewoo plus de 55% moins de 20 ans nañu am ci 50% yi am moins de 20 ans yi pourcentage bi nga xamante ni ñooy ñi gën a ndaw presque nekk na 190% ci bi 55% donc une population extrêmement jeune muy benn loolu pouvoir la boo ko comprendre mais inconvénient la boo ko mënulee gérer mu am li nga xamante ne mooy taux de chômage bi gën a kawe Sénégal gis nañ récemment OIT mooy organisation internationale du travail à part Burkina Faso ak Syrie Sénégal mooy bokk ci pays yi gën a ëpp taux de chômage bu gën a kawe loolu c'est récent ba gis ngeen ba ñu ñenn ñi sax commencé di artu loolu ñi gëm ko ñi ñàkk gëm mais organisation internationale du travail am na ay pouvoir pour mën natt loolu donc pays boo xamante ni ñi ëpp ay xale nan pays boo xamante ni moo ëpp ñi ñàkk ña fa nekk pays boo xam ne bokk na ci pays yi ëpp corruption moo tax naturellement bay xool ci image bi Sénégal bokk na ci pays yi ëpp seen jeunes di dee ci géej gi loolu mooy la situation. loolu mooy la situation mais imam désespoir boobu noonu est-ce que jar na fi ngay dem nga xam ni yow mi da nga nar a ñàkk sa bakkan. ok xam nga dafa am désespoir mooy ñàkk yaakaar mais ñàkk yaakaar il faut être très serein xam nga argument de base bi ñuy joxe soit c'est le chômage mooy ñàkk xëy la pauvreté moom mooy ñàkk ci boppam wala la misère mooy coono gu dul jeex soit c'est la misère moom mooy aw ma añu suba añu tey sax aw ma ko kii ne maa ngi ci ñàkk goo xamante dama tax ko suuf kii mun la man de aw ma sax fu may xëy ba yaakaar ndekki suba kooku di xëy donc kon ñàkk yaakaar dafa am lu koy créer
ñàkk yaakaar soo ko gisee moom mooy ay mbir yoo yaakaar ne dañuy ñëw gur gu nekk du ñu ñëw comme la ko waykat waxoon ñëwaloo ba léegi maa ngi xaar oto bu gaara ma ni moom la ba léegi ñëwaloo gis nga affaire bu grave boobu mooy le jeune bi toog di yeew Boubacar chaque fois mu jënoo yaayam bu yeewoo fajar yore kurusam di werd mu yaayam xam ni doomam bi mi ngi sonn pour moom waaye doomam bi xam ni yaayam mi ngi yëg métti ngir moom kenn ku nekk mënu rek sa problème lu tax Boubacar yàlla dogal na kenn ku nekk si ñun am na ci mbokk bu ma am na mbokk mooy Sénégal pays bu ndaw la da nga doon gis benn mool Boubacar un jeune mool boo xamante parce que li ma la wax am naa ci ay preuve parce que ñu ma jege la. géej ndar nga dëkk. waaw ndar nga dëkk. ndar laa dëkk. bismillah. voilà donc actuellement nii samay propre frère ñoo xamante ni ñoo bokk ndey ak baay am na ñoo xam ñu ngi Mauritanie di liggéey am na ñoo xamante ni si gaare dañ dem moi j'ai un frère boo xam ne ñoo bokk ndey ak baay am nga loolu preuve la. mais du jamono ji mais moom nettali na ma lépp c'est-à-dire bi mu yëg ci gaal gi bi mu nekkee ci gaal gi. bi mu eggee mais moom yàlla suturaal naka moo tax exemple boobu mooy di ko joxe parce que day dalal xel ñu bëri. parce que lui il a un exemple rëcc na dem na ba am ay kayitam bay voyage di jël si avion yi ba bokk. ba bokk quoi. mais situation boo xamante ni mais lam ca daj ak daan la dañuy nokk ci biir gaal gi nit génn àdduna ma ne ko lan mooy fàdd nit ñi mu ne ma am na yoo xam dañuy tiit ñu génn àdduna seen xol day taxaw. mu ne 8 jours ci gaal gi da nga gis koo xamante ni. 8 jours waaw 8 jours ci gaal gi mooy ñi xaw a gaaw parce que condition météo yi day changé mu ne da nga gis koo xamante day nekk ci gaal gi du lekk du naan parce que dafay stressé wu day am mal de mer dafay neer moom ne neer muy wàcc dul jeex mënutul lekk seen ndox jeex na ndoxu géej bi ba fa nekk mu génn àdduna nga gis benn nit génn àdduna beneen keneen ki gën a jege ni kenn du ko sànni mu ne ko dañ koy sànni parce que kii génn àdduna. génn na àdduna. waaw dañ ko war a sànni ci géej gi. voilà ba pare continuer ñun suñu. voilà dem et li gën a yéeme yenn jën yi di sentir loolu di xaar ñu daana nit ñu lekk ko. jën yi di ñëw di leen wër. waaw di xaar ngeen sànni nit. ñu lekk ko pour ñu lekk ko. waaw da ngay sànni nit da ñu xëcc ko bu dem sa kanam loolu perturbé keneen nga xool bi taxaw mu dee moom it donc. loolu perturbé keneen ci gaal gi. waaw kooku tamit tiitee loolu. waaw xol bi taxaw ba xol bi taxaw moom tamit mu dee. sànniwaat ko ñu daal di koy yëkkati moom tamit te jën yi ñi ngi wër rek. waaw boo sànnee nit rek. ñu jël ñoom voilà ñëpp daw lekk ba pare toppaat gaal gi. voilà ñu ne ci 10 ans yi géej gi na miinoon mu nekkoon espoir bu mujj nekk cimetière ñun lay wax ñoo génn àdduna Boubacar ak moo néew ak vrai bi parce que gaal guy dem xamoo ñaataa ci nekk ki yore gaal gi sax xamul ñaata la parce que moom day natt rek donc gaal giy dem ka ca nekk xamul ñaataa ci nekk ñooy génn àdduna ba ñuy génn àdduna kenn du fa nekk kan moo la mën wax vrai chiffre bi ki naan la 480 morts xam nga la mooy 480 morts mooy ñi ma for gis la ñuy génn àdduna ak ñi ma enquête ba ñu wax ko mais ki enquête woon nag ki nu yëgul woon nag ki yaayam toog ba si ak saa rek dégg benn kër guy jooy rek moom mu nekk ci jooy rek ñoo koy yow sa njaboot fa la bokk xool ba taxaw gis nga ko Saint-Louis benn yaay booy ñu ngi koy laaj moom mun a doomam bi nga xamante ni maçon la ma ko dimbali ci kër gi mais gis nañ ni kër gi demeewul noonu doom bi oo ko ni ko yaay tey sama petax yi bu ko génnee ak sama ginaar yi parce que dinaa xaw guddee ñëw yaay ji bàyyi ndeke boobu mi ngi mbuur ba préparé 4 heures de temps après mooy gaal bi explosé woon gars yi ñëw si kër gi di jooy ci koñ bi di jooy mais bi gën lan la ñu ne kër gi ngay xale bee génn àdduna mu nekk fa di jooy yeneen xale ñëw ni ko sa doom si la bokk mais ba xool ba taxaw gars yi fat ko donc pour montrer kon désespoir bi dafa nekk loo xamante ni lu extraordinaire la donc kon ñàkk yaakaar bi nga xamante ni moom moo am si jeunes yi dafa am li nga xamante ni mooy mën nañ ko justifier naka nañ koy justifier moom mooy malheureusement nit ñi appliqué wuñu islam bu ma nee islam nag mooy lu am solo la parce que islam moo waxoon ñi ñàkk ñi nañu dimbali ñi am ñi islam moo waxoon nit ki li muy liggéey na lew na dagan islam moo waxoon chaque fin d'année nañ génne asaka islam moo waxoon ki nga takkal sa kër yooyu waraloo suur moom muy xiif outils yooyu yëpp ak mesures yooyu yëpp islam waajaloon malheureusement boobu dañ ko bàyyi donc kon amuñu issue Sénégal bokk ci pays yi gën a pauvre corruption ëpp fi donc kon mooy ñi ni yaakaaroon ñoo war a dimbali Sénégal presque ñi am salaire dépassé wul 400000 16 millions ñi am salaire maanaam fonctionnaire de l'État dépassé wuñu 400000 waxuma la sax 500000 dépassé wuñu 400000 400000 yooyu kenn ko nekk Boubacar yow la ngay dundal xamal mu toll Seykou li mu dundal xamal mu toll Seykou aslëf li mu yor moom lay dundal loo xam mën na par exemple 20 personnes lu muy gën a màgg voilà
kon même Sékou amul sax garantie moom ci kanam pourquoi parce que li muy am par weer moom ñëpp koy bokk. te ñooñu bëriwuñu 400 000 par rapport ak 16 millions. donc kon amul issue. les jeunes bi nu fàtte moom nga xam ne chaque jour moom du dund du xaar. xam nga ki naan la diw dafa xaru xam nga islam dafa araamal xaru loolu leer na. mais lan mooy xaru parce que nit bu nekkee ci coono di daw jëm coono moom dawul dee day du fexe ba mucc si dee. ki naan la Espagne laa jëm Barça wala Barsax koo dafa naan la man déjà je suis dans la mort nan laay fexe ba génn ci. Barça wala Barsax mooy man pare naa pour dee. voilà Barsax. waaw Barsax. mooy fa ñi dee ñi nekk. Barça wala Barsax kon pare naa pour dee. oui slogan la boo xamante ni defuñu lecture bu baax bi mais slogan la boo xamante ni mooy ki ni la Barça wala Barsax moom dafa jàpp ni comme par défaut man maa ngi Barsax. les Barça laa bëgg dem mais par défaut maa ngi Barsax loolu la bëgg wax rek. mooy man dee naa. léegi damay fexe ba dund. loolu la rek de neewu la dund wala dee de dafa ni la man dee naa. léegi dama bëgg dund. est-ce que. loolu lay symboliser. maintenant nag mais imam. man benn problème rek laa am ak yow. waaw imam yi prêché. leneen la ñuy prêché. prêché wuñu pour ñi nga xam ni imam buy xutba ajjuma. xutba wuñu ci ndaw ñi pour ñu toog. du ma dégg boog imam yi di wax ndaw ñi dañ ci war a xutba. mais ñoom imam yi politique yi la ñuy gën a xutba wala boog yëf yi politique bi dafa lié ak immigration clandestine. non xam nga mënoo leen séparer mais pour man politique bi c'est entre griffes parce que tout est politique. mais Abou Boubacar toi tu t'es créé seul sans le politique. loolu mooy politique bu baax bi politique exception la maanaam nit ñu jël politique di ci lekk xaalis ba nekk ay président Sénégal ba mu sosoo ba léegi dépassé gul 4 président noonu lay demee ñoom exception nañ ci parti politique yi matuñu boo leen jëlee ñoom ñëpp matuñu par exemple 25% population sénégalaise élection yi moo la koy won mais malheureusement ñoom ñoo am pouvoir bi kon yow mii xaar ci ñooñu pour dund di nga doo sa loxo ci ëkk parce que ñooñu mënuñu la gérer. talluñu la xalaatuñu la. boo xoolee seen discours tey ñu ngi wax deuil national après les gens di xaw indi ñëw di wax état bi waxu si mais est-ce que loolu priorité am la. état bi ndax loolu priorité la. loolu priorité am la tal na leneen waaw tal na leneen. mais imam yi wax ma ci imam yi yow imam Birame Pouye dégguma imam yi di prêcher ci li nga xam ni moom mooy jafe-jafe ndaw. xam nga boo xoolee seetantal bi mu commencé ba léegi Boubacar ñun dañ doon jouer ci li nga xamante mooy conscience wax naka la nit ñëw ci kaw suuf lan mooy objectif doomu aadama dee ak dund dépendre ci doomu aadama maanaam dund ak dee mais li dépendre ci yow moom mooy dund maanaam booy dund lan nga war a def wax na la lan mooy liggéey lan mooy valeur liggéey lan mooy valeur muñ parce que muñ tamit beneen dimension la parce que malheureusement bu la yàlla nattoo ngay yeewoo Boubacar ci pays bu mel na Sénégal nga xamante c'est un pays très très pauvre boo amulee yenn argument yi mooy mën a muñ toujours ci ay choc ngay dëkk xam nga dañuy wax ni wala taqtulu anfusakum ci alxuraan yàlla nee na bu leen rey seen bopp wala taqtulu anfusakum mais malgré loolu Boubacar yonent saa sallam il était très pauvre sallallahu sallam yonent bi amul woon maanaam alalu àdduna amu ko woon si njabootam même benn doomam ki nga xamante ni même ay gorom à part Omar ibn Khattab ak ki nga xamante ni mooy Ousmane ak Abou Bakr ñeneen ñi amuñu woon imam Ali amul woon dara benn jour ki nga xamante ne mooy Fatima nekk doomu yonent saa sallam bu jigéen mais ñëw na ci kër imam Ali mu am extrême pauvreté maanaam pour lekk dara du fa nekk dañuy toog 2 jours di débrouiller ndaw si mujj gi moom mooy jël loxoom di dëbb doomu yenn saa salam di dëbb la fa nekk pour ñu def ko sunguf pour mën ko lekk benn jour sax Fatima dafa xaw a saalit génn kër gi ñu ngi si yenn saa salam mu ne mënatuma lii sama loxo yëpp yàqu na si jigéen parce que imam Ali il est extrêmement pauvre yenn saa salam lan la ko wax bi mu ñëwee di ko wax ni que man mënatuma si dara kër gi comme li ngeen mu ne ko dinaa la jox lu gën loolu baax yaatu saalihan ñoom xam nga nit ki bu jullee pare bu sëlmalee day wax subhanallah walhamdulillah foofu la jóge woon yoonu saa mu ne ko heure boo julletee defal lii waxal lii daralal sa xel daralal sa xol donc li ngay jàppee bonheur léegi Rousseau waxoon nit dafa bëgg bonheur nekk heureux mais est-ce que xam na lan mooy valeur bonheur maanaam dama bëgg kontaan te xam lan mooy kontaante xale bi naan la Barça wala Barsaq moom gëm na ni moom ñàkk gi mu ñàkk fii Boubacar Diallo su demee Barça wala Barça su demee Barça loolu dana ko fa jëlee ki nekk dëkk kaw ba da ngay dégg ñu naan lii de venant la di ko ndamoom diw de Europe la jógee di ko ndamoom si nga li xew Union européenne léegi yow boo toogee Sénégal gi nga gis ñi xaw a dem ñëw di changer
mais kenn mënuloo gëmloo le contraire te kenn deful tamit le contraire moom mooy état bi waroon na am maanaam mat gu toll ni dem ba Europe wala ni réalité Europe yi wala ñi ñàkk ñi dem nga Europe gis nga ñuy yelwaan gis nga ñi nga xam ne nga taxaw ci oto benn ni fëgg la yelwaan gis nga ne nit ñi ñuul sax ñoo gën a mën a saraxe parce que ñoo xam pauvreté mais gëmuñu loolu ñun suñu président yi wala suñu autorités yi Europe na ni fajoo foofu nañu defee seen discours yi la fa xew fa nañuy dem yow ki sa kilifa gi nga yaakaar lu xew moom foofu la nekk mais foofu ngay bëgg dem bëggee wax ci télé France 24 la ñuy dem fa nañuy wax ak RFI la ñuy voilà ba démb sax yenn ci Alassane Ouattara bu bëggee am lu muy wax France 24 lay woo caricature yi li xew président fu ne wax nañ ko ci nanguwul wax démb la dem pare bëgg ci wax naan un islam l'islam n'est pas une religion tolérante c'est une religion correcte tolérant day mel na non tolérance islam bañ nekk ba turam moom mooy la paix al islam boo xoolee suñu mag seen téere yi ñu bindi wax yéen saa nga xamante ni lépp ci jàmm la mais dina dëkk boo xamante ni xamuñu sacré xamuñu blasphème moo tax ñu def ci problème ba léegi suñu président les rares fois ñu ko attaqué il a fermé les yeux bu demee Europe nag fa la ciy wax mais c'est très normal jeune homme tamit Europe lay dem moom it pour wuti dundam foofu parce que kilifa yeeg yëpp même suñu sëriñ ci bu ñu feebaree foofu nañuy dem fajo macha allah imam ñoo ngi lay gërëm bu baax di la sant desandil ak ñun